ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision DTV delluwaat sant suñu borom tabaraka wa taala mi ñu may kàttan ak wér ba ñu teewaat tey seen émission diisoo baaxoo ànd ak yéen diisoo lépp lu soxal Sénégal ñu waxtaanee comme diisoo ngir sunu dëkk jëm ca kanam diisoo ngir sunu koom-koom waaye itam diisoo ngir ëllëgu réew mi bala ñuy tàmbali daal di sant gërëm mbooleem sénégalais yi nga xam ñuy bàyyi xel di leen delluwaat leen santaat bu baax leen gërëm ndax xam ngeen ni mois d'avril bi yëpp DTV dafay célébrer juróom-benni at ba mu sampoo Sénégal ak léegi juróom-benni at naam yàgg na yàggul waaye mi ngi mel ni DTV macha allah dafa def ci espace médiatique bi lu mat fukki at ak nangam ndax xam ngeen ni concurrence bi tar na lool. ku ne xam na ni fi ñu toll nii saturation dëgg moo am ci espace médiatique bu Sénégal kon nag bu ab télévision ñëwee ci juróom-benni at yàlla dogal mu imposé wu du ñun waaye yéen la yéen askanu Sénégal yi nga xam te ne bim yéen ay bàyyi xel li ñuy liggéey yéen sunu ay partenaires yéen sunu ay jegeñaale ak ay conseils yi nga xam tey tout le temps ñu ngi jàpp ci liggéey bi ci ginnaaw te du na sa feeñ loolu lépp dañ koy jël daal di koy delloowaat l'équipe technique bi nga xam ne ci ginnaaw tout le temps di def liggéey bu am solo bu ñu waxee équipe technique nag du ma ci boole ñoxo bàyyi ndax ñoxo bàyyi ma nga nee di waaf ci suuf caméra bi kon moom du ma ko ci boole ma ko ci génne tey waaye daal ñu ngi sargal mbooleem équipe technique yi nga xam tey ñoo ne ci ginnaaw su ma nee équipe technique day boole lépp maasale mbooleem seen ndax su ma bëggee lim département bu ne dana bari waaye su ne équipe technique mais en général ñëpp a ngi ci biir soo ko ñëw ci côté direction bi ndax xam ngeen ni télévision dafa diis télévision dafa metti télévision dafa bari frais boo xam moo ci nekk télévision maanaam dafa doon lu metti ci gàttal kon moo tax daañu sargal gërëm mbooleem sénégalais yi ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew muy la diaspora sénégalaise ndax nag wax dëgg yàlla DTV am na pàcc bu am solo bu mu jagleel diaspora sénégalaise bi ca loolu nag dañ leen ci sant yéen itam gërëm leen ci yéen diaspora sénégalaise ku ne fa nga nekk dañu bàyyi xel sama xel dem ci mbooleem kuréel yi nga xam ñi ngi taxaw moo xam association moo xam daayira moo xam fédération yi ak lum ci mën di doon ba ci sax ay confédération ñoom ñëpp taxaw nañu sénégalais fu ci ne ña ngay boole seen bopp nekk benn ñu ngi leen di sargal leen gërëm duñu fàtte village planétaire ndax nag bu ñu waxee village planétaire ñoom dañoo taxaw ni dañuy ànd ak Modou Mbacké ñoo ànd ak émission diisoo di ko jàppale ngir liggéey bi ñuy liggéey pour diaspora sénégalaise bi gën a jëm ca kanam loolu kon faaw ñu sargal leen ci ndax nag bu ñu waxee juróom-benni at ab télévision ànd ak yéen am na mbooleem seen nga sant leen mais nag dana am ñoo beral loxo ndax xëy na dañoo remplacer ñenn ci taxawaay bi ñëpp war a am mu am ñenn ñoo xam ñu ngi koy def kon village planétaire ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax li ko tàmbalee ci Ousseynou Diagne mi ngi en ligne xam naa daañu ko jël léegi moom itam waaye tàmbalee ko ci soxna Adama Wan mi ko doon liggéey bu ni mel ak ñi mu ko àndal ñëpp su ma limee dinaa juum waaye li ko tàmbalee Afrique Asie Europe ba États-Unis ku ci ne ñu ngi lay sant di la gërëm ndax nag yombul nit na ci liggéey par exemple tey Modou Mbacké ñaan ci liggéeyam ñu ñëw def kuréel def plateforme ni dañuy ne ci ginnaaw di ko jàppale gi mooy tey di conseiller waaye itam def un réseau partout dans le monde nga mën fay am information su ma jëlee ku mel ni Ousseynou Diagne ci Japon jël ku mel ni Cissé Mbaye ci Thaïlande jël ku mel ni Moussa Ndiaye ca Angleterre noonu la wëreem Turquie ak ñoom Pape Moussa Afrique nga jël ñu waa Gambie nga jël waa Guinée-Bissau nga jël waa Australie nga jël fu ci ne ci àdduna bi ñu am fa représentant loolu mooy dooleel li nga xam mooy kon émission diisoo loolu nag day doon loo xamante ne bii daf ñuy mën a dimbali bu baax ci liggéey bi day doon loo xam tamit daf ñuy gën a encouragé bu baax a baax ndax tamit daf ci am solo booy def liggéey mu am ko tax ci ginnaaw di la jàppale ak di la conseiller kon gàcce ngalaama ñoom waaye nag tey incha allah war nañu ànd ak Mody Guiro ci émission diisoo tey jii Mody Guiro secrétaire généralu centrale bii di CNTS première centrale syndicale au Sénégal ginnaaw li fi amoon ci élection jëmoon ci mbirum syndicat yi waaye dafa am ngant li mooy dafa am réunion d'urgence boo xam dañ ko am ci loolu faaw mu teewee ko moo tax ma ne ko nag liggéey ba nga nekk ba tax ñu la ciy soxlam buñ la soxlaa dañ la cay bàyyi nga dem ca
ëllëg du wees daa nga ñëwaat incha allah ci émission diisoo ñu diisoo ndax moom partenaire u diisoo la noonu la ñuy sant gërëm képp ku ma saw ci émission diisoo durant novembre 2015 xam nga DTV am na 6 ans waaye man li fekk novembre laa fi def 6 ans ndax novembre 2014 laa fi ñëwoon première émission diisoo maa ngi ko tourné loon ak ministre Khadim Diop ñu koy sant di ko gërëm moom Khadim Diop moo njëkk a doon invité émission diisoo boobu mu doon ministre bi nga xam te ne bii mooy ministre délégué chargé des inondations booba doon àndaloon muy émission diisoo bu njëkk ba tey ji ñu ànd ko ak yéen kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ñu ànd ak ñun alors tey suñu waxtaan gis ngeen titre bi noonu tey diisoo ak askan wi la ndax nag juróom-benn at dooy caaxaan il faut ñu jox askan wi antenne bi ànd ko ak ñoom waaye nag teg ko ci kaw tem ndax am réew biy dox emploi liggéeyum ndaw ñi liggéeyub askan wi yëpp mooy tax ñu ni réew mi kat am na fu mu toll am na fu mu jógee am fu mu toll am fu mu nar jëm ëllëg loolu nag tey dañ ciy partager ak askan wi nasoon naa ko naam ajjuma laa ko préparé woon pour ñu ànd ko ak yéen waaye comme que suñu invité bi am na empêchement de dernière minute kon dañuy faf def ko tey bu ko defee ñu anticiper ànd ak askanu Sénégal thème bi mooy tey emploi ci Sénégal kañ la réewum Sénégal di am moom boppam ci wàllum xëy maanaam kañ la ñuy amum xëy ci biir réew mi loolu mooy waxtaan bi nga xam dañ ko bëgg a si askanu Sénégal waaye ci loolu nag dañuy ubbi antenne bi ci sunu ay serveur du ñàkk lee mu affiché incha allah leen ñu affiché li nga xam mooy numéro yi pour ngeen mën koo ànd ak ñun ñu xam te waxtaan bi Sénégal gépp ñoo ko bokk moo xam ngay baykat moo xam ngay sàmmkat moo xam ngay secteur privé ngay yëngutum wala nga nekk ci informel lu mu ci mën di doon moo xam sax nga doon ministre wala nga doon commande doon maanaam képp kuy sénégalais am nga sañ-sañ ci plateau bi tey ànd ko ak ñun indi sa xalaat ginnaaw bu ubbee li nga xam mooy sunu ay serveur gi war ko ànd ak yéen waaye itam daañu ànd ak diaspora sénégalaise bi ndax wax naa sànq ni Ousseynou Diagne mi ngi en ligne moom ak Moussa Ndiaye ma taam la ci Ousseynou ginnaaw baa ko nuyoo ma sawu ko coono nuyu waa Japon heure bi guddi na xam ngeen ni mu ànd ak ñun teg loxo bi ci teg nuyoo bi ci loxo mu jox ko mbooleem waa Asie ak diaspora bi yépp sëñ Diagne ma lay nuyu bu baax di la ma sawu coono bu baax a baax a baax. waaleykum salaam sëñ Modou ñoo ngi lay ziara di leen ndokkeel ci juróom benni ati liggéey bu rafet di ñaan yàlla ngeen gën a yokk gën a taxawal askan wi ndax xam ngeen ni askan wi moo leen fi bàyyi wi nekk ci biir réew mi wi nekk ci ñi ne ci biti ñëpp ñoo bokk nekk ay nationalité sénégalais kon liggéey bi ngeen di def rafetlu nañu ko it tax na ba ñëpp ñu ngi leen di suivre ci fépp ci àdduna ñoo ngi sargal kilifa gi di leen sargal yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci plateau yi ak li ngeen di daj ngir Sénégal jëm kanam yàlla na leen yàlla fay jërëjëf. sëñ Ousseynou itam jërëjëf ndax maa ngi koy wax sàng ni DTV naam DTV mi ngi doxal waaye yéen ngeen doon ay partenaire émission bi waaye itam télé bi waaye rawatina émission diisoo ndax tamit link bi yàgg naa léegi ak diaspora sénégalaise bi yàgg naa am ak yéen relation waaye loolu dafa law ba génn ci Modou Mbacké léegi mu doon yéen ak télévision DTV loolu xam naa incha allah ñu leen ci gërëm bu baax su ma waxee gërëm naa Ousseynou Diagne kon gërëm naa mbooleem collaborateur yu diisoo diaspora bi ndax tey ci biir diaspora bi lépp a ngi ci émission boo mënti def mën nga génn kenn diaspora bi kooku ñëw toog ci plateau bi defal la émission parce que am na mbooleem spécialisation boo gis ci Sénégal diaspora sénégalaise bi am nañu ko loolu moo tax Ousseynou faaw ma gërëm la ci turu correspondant yi ci turu mbooleem collaborateur u diisoo nekk partout rawatina ci diaspora sénégalaise bi loolu kon dama la ci teg loxo bi teg nuyoo sa loxo ngir nga joxal ma ko mbooleem correspondant yi ci xam naa dina jàll ndax sama xel dem na ci ko mel ni Maysa Mbaye sama xel dem na ci honorable député Mor Kane sama xel dem na ci ñoom Arfan Sané ca Pologne sama xel dem na ci ñoom Ibrahima Tambédou ca Allemagne sama xel tam dem na ci mbooleem seen ndax bari na ñoo xam tey du ma leen gëj a dégg même bu nekkul à l'antenne ñu ngi déggante xel dem ci tam ku mel ni ki nga xam si moo di Silla muy Ousseynou man sax Ousseynou sax muy ki nga xam si moo di New York Pape Silla ñu koy gërëm bu baax moom itam di fàttali di fedd li suñu ko ak moom Ousseynou tey ñu ngi waxtaan mbirum développement
ci xam nga ni Sénégal loolu dafa doon problème bu rëy ci réewum Sénégal tey buñ la laajoon ni la en tant que sénégalais bi jóge Sénégal génn dem Japon dund fa am fa expérience fii Sénégal toll tey pour yow buñ la laajoon ni la diaspora sénégalaise lu mën a am kon participation comme point de vue situation bi Sénégal toll lan ngay proposer askan Sénégal ngir Sénégal mën a am xëy ba ay ndawam nag mën a toog ndax problème yi mi ngi tàmbalee bëgg a bari. waaw jërëjëf ñoo ngi jégalu xaj na xam-xam bi nekku fi waaye nag li ñu dund mën nañ cee nettali dara xaj na dina jariñ kenn ku bëgg a jariñoo wala bu dee jariñ ñaar ci bu ñu dee xool suñum réew Sénégal réew mu ñu nekk ak lu mu man di développé ak lu man di am mum xëy suñum réew aman ko moo ñuy gënal bu ñu gisee nag réew moo nga xam ni ma nga jaar ci yoon woowa da ngay xool réew mooma ak Sénégal nga xool yan mooy différence yi ndax it boo dee xool réew yu mel ni réew Japon bi nga bëgg a xam Sénégal benn état bi war na sensé ci li muy wax ni day wutal ndaw yi am xëy ab état wutal ay am xëy ay ndaw du loolu mooy liggéeyam defar ay conditions ba nit ñi mën a wutal seen bopp ay xëy loolu mooy liggéeyu état te loolu fii ak bàyyi wuñu di jéem a wutal nit ñi ay xëy duñu musa egg ci yeneen réew yi fi ñu développé 2019 ma jox la ci misaal damaa ñëw Sénégal ànd ak benn kilifa japonais ñu wër Dakar jaar biir marché Sandaga bi ñu fa jógee ñu jaar Colobane bi ñu ñëwaatee Radisson ñu toog mu ni ma yéen li ngeen am moo ëpp or moo ëpp jama ma ni ko lan la mu ni bi ma duggee ci mbedd yi ba ni ñu ñëwaate ci hôtel bi ñi ma dajeel ñëpp gisuma ci ku am juróom fukki at te mu ni ma ñoo ngi nekk Japon bu ñu demee ñu dox ci mbedd yi du ñu dajee ko am ñeent fukki at juróom fukki at ñi ñuy dajal ci mbedd yi ñëpp juróom-ñaar fukki at jàpp juróom-ñett fukki at mu ni ma nag lii nag pour nga mën ko exploiter da nga leen di defal ay conditions yoo nga xam ne parce que tey ma wax la ci leen tey université li muy génne ci ay ingénieur agronome xam nga bari na trop waaye ba tey Sénégal université soble si ñuy lekk dañ koy jëndi mën a gu ñoo génne benn universitaire bu mën a bay 100 tonnes soble pour jaay ko université bu Dakar loolu fayit la ndax defar loo nga xam ni mënoo ko jariñoo te université day génne ay avocat ñu dem nekk ay magistrat mu génne ñu ay bureaucrate waaye lépp loo nga xam ne jàpp na ci liy développé am réew muy defar ay industriel ñoo nga xam ne dañuy liggéey à l'industrie wala ñu def ay ingénieur ñoo xam ne dañuy def conditions yi ñu leen di tegal ñun ñi nga xam ne li tax may waxee foofu ñun ñi nga xam ne doomi baykat yi lañ bu ñu jógee ci université yi jàng bay amuñu lenn lu ñu état garanti buñ mën a bay pour jaay ko état xam nga ni ñaata prison ñoo nekk Sénégal ñaata camp militaire ñoo nekk Sénégal ñaata université moo nekk Sénégal loolu lépp waral nañoo mën a defar noo nga xam ni organiser noo nga xam ni da ngay bay rek jox état mu verser la ci sa compte sa xaalis loolu moo am fii ci réew mi ma nekk maa ngi liggéey ak ñoo nga xam ni ay baykat lañu seen xaalis ci seen compte lay dem duñu jaay duñu kii dañuy bay rek jox état yu mel noonu nag ay conditions la yoo nga xam ni état moom moo ko mën a teg comme allo sëñ Mour yaa ngi may dégg. kay maa ngi dégg bu baax maa ngi lay dégg. voilà comme ni nga xam ne noonu la koy tege ci yeneen yu bari parce que boo xoolee réew mu mel ni Japon nii dinaa koy wax réew yi nga xam ne dañoo bëri ay ndaw Sénégal état bi bu fekkan liggéey dañu koo teg muy liggéey bu dul jeex buñ ko séddalee sax ñëpp du am parce que ñun li ñu am ci ay xale moo ëpp li Japon am ci ay xale malgré que mooy réew mi nga xam ni moo ëpp Sénégal fukki yoon mais la nekk ci Sénégal ci ay jeunes moo ëpp li nekk Japon léegi dafa am rupture dafay fexe réew yi nga xam ni dañoo nekk en voie de développement wala yi nga xam ne dañoo am ay xale mu dem jëli fa Vietnam
ak réew yi ko wër lu ci mel ni Thaïlande ak yooyu. diggante daaw ak ren 5 millions de personnes la fa Japon recruté. loolu nag man ñëw naa Sénégal waxtaan ci ak ay kilifa mais du ñun ay individus ñoo ko mën. waaye état ak état ñoo ci mën a waxtaan parce que réew bu fekkee mënoo teg conditions yi ba ñëpp am liggéey dafay jar léeg-léeg nga jël ay nit ñu dem ci meneen réew liggéey nga organiser. parce que réew yi koy def fii ci Japon dañ ko organiser. malheureusement Sénégal organisation boobu dafa amul boo xoolee ñaata ñoo dem Arabie Saoudite di fa liggéey te état xamul leen parce que état organisé wu ay individus ñoo koy organiser. ñaata nit ñoo dem Corée di fa liggéey gouvernement Corée soxla leen. état organisé wu. Japon gi tamit li mu soxla ci ay millions yu dul jeex la. mais bu fekkee état organisé wu. barki dem ba am na ku ma ci waxtaanal mu ni ma lii ministre Dame Diop bu koy war naa ñëw Japon ma ne ko bu ñëwee ñu boole ko japonais yi. mu waxtaan ak ñoom. parce que bu ko état organisé xam ñaataa dem Japon def fa ñaari at liggéey weer wu ne ñu am dara buñ matee ñaari at ñu ñibbi ñeneen ñëw. dinañ fa jànge parce que liggéey ci réew mu mag bénéfice bi du xaalis rek bénéfice éducation di nga ko fa jànge di nga fa am expérience di nga fa gis loo nga xam ni dina la def motivation ba boo demee sa réew mën a investir ci lu néew la nga am loolu nag réew yu mag yëpp niñ ko defee ak réew yi nga xam dañoo yori ndaw Sénégal ñëpp mënuñu faa liggéey loolu dafay jar état mu organiser ko ba pare encadrer leen ñi nga xam ne dañoo bëgg a liggéey ci biti ñu tegal leen ay conditions ñi ne ci réew ma di jàng ñu tegal leen garantie yoo nga xam ne bu ñu liggéey ba pare mën a jariñ réew ma waaye boo xoolee Sénégal ña fay jàng bu ñu génnee pharmaciens yi ñoom boo ñi ma xam ñëpp ñu génn def affaire mbiru pharmacie ñoo nga Maroc ñoo nga Tunisie ñooy ca réew yooyu rek la ñuy nekk fi mu ne dina dem ba pharmacie dootoo ko gis Sénégal ñun dëkk ñu dëkk amal na ko léegi ñun kon mbir mi matière baa ngi fii ni nga ko joxe exemple ci Japon xam naa ni wax naa ko sax barki dem ministre Dame Diop nee naa ko kañ ngeen di am partenariat par rapport ñu ni li Maroc def ak Espagne ci Sénégal tenté woon ko en 2007 jàpp 2008 ñu ni am na benn réew tel bu ne ci dëkk sàngam moo xam Afrique wala Europe wala Asie bu soxla liggéeykat fekk Sénégal formé na ñooñu ba noppi mën a am ak ñoom partenariat chaque année mu yóbbul leen ay junni wala ay téeméeri ndaw sénégalais loolu jàpp naa ni dina mën a nekk loo xam te ne bii dafay mën a participer ci Sénégal ndaw yi amum xëy. en attendant may jël Moussa ca Angleterre Ousseynou Diagne dafa am sànga loo wax nga ni 5 millions de personnes la Japon jël ci benn secteur bu am solo foofule wala ci ay secteurs yi wuuteem. mais ba tey dafa mel ni li ñu doon waxtaanee barki dem man ak yow maanaa la jot na Sénégal ak Japon def benn partenariat ci 5 millions yi nga xam tey Japon soxal na ko xanaa Sénégal war na cee mën au moins 1000 Sénégalais wala 500 Sénégalais yu fa mën a dem liggéey bu seen contrat jeexee yu ñëwaat bu ëllëgee ñu mën a delluwaat liggéey ndax loolu ba tey lu war a mën a nekk la ngir gën a mën a wane ni kon potentiel baa ngi fi mais dafa am problème mu exploitation li ñu am comme potentiel surtout Sénégal réew mu dal la Sénégalais ñu xam ko ci liggéey mais des fois sunu état yi tamit day mel ni partenaires yi war a am duñ ci dox ndax tey Japon li fa am jàpp naa ni Sénégal da caa war a mën a profiter normalement. waaw gis nga ba tey ñun bi ñu ñëwee Sénégal xaj na ñu ngi may dégg dañoo dem école bi nga xam ni mooy école CFPTT muy Sénégal mooy école Sénégal Japon nga xam ni li ëpp ci ingénieurs yi nga xam ni ñooy nekk Sénégal école boobu ñoo koy formé japonais yi matériel ba ñu teg foofu jumtuwaay ya fa nekk dafa niroo ak bi nekk fii te it conditions yi ñuy teg mooy ko nga xam ni dafa jàng ba génn am bac +3 wala yooyu def foofa ñaari at bu boobaa dinañ ko mën a indi mu def fii ñaari at ba ñetti at bu paree delluwaat Sénégal waaye loolu bañ ci waxtaan jamono yooyu demal nañ ba ci premier ministre muy Boun Abdallah Dionne mais dañu woon moom Sénégal mënul joxe ay ingénieurs yi muy formé ba mu ko waxee japonais bi ñëwee fii dañ ni waa Sénégal boobu moom mënu leen wan a proposer yokk ñi muy former pour man leen a jox ñan parce que
bu ñu waxantee dëgg benn sénégalais bu taxat bala ngaa jël kenn fii ci liggéey même ñi nga xam ne ñooy jaarul benn formation ñëw fi moodu bala ngaa jël kenn sénégalais ngay jël parce que nungoo liggéey gi nekk ci moom ak njàmbaarte gi nekk ci moom ak xol bu toj bi nekk ci moom nekkul ci ñu bëri ci yeneen réew ndax réew yi ñi ñuy jël ci asiatique yi fii ay nit ñu ndaw lañu amuñu doole boo dee liggéey ak ñoom bu ñu jëlee keneen ku dul sénégalais dañoo gisul sénégalais waaye nag dafa am loo xam ni volonté entre état ak état la man munumaa dem ci gouvernement Japon nekk ab sénégalais di dund fii ñu xam ma donte xam nañ munumaa dem di négocier ci loo nga xam ni état moo ko waran def loolu wax dëgg yàlla léeg-léeg yooyu ngay gis parce que état ak état ñoo mën a négocier te xaj na suñu état yi li ñu gën a man mooy don ñu may leen ay ambulance wala ñu may leen ay hôpital wala ñu may leen ay oto wala nangam waaye ñu fexe nit ñi ñëw fii liggéey fii ñibbiwaat Sénégal loolu dafa toll foo nga xam ni comme nee nañ dañoo nekk ci 21e siècle ñu ne àdduna bi léegi benn bul la kon fii mooy réew sàngam fii mooy réew sàngam amatu ndax boo ñëwee Sénégal yaakaar naa indien yaa nga fa américain yaa nga fa ku ci nekk fa nga gis sa bopp yaa ngi ko fay gis moo taxit may bëgg état yi ñuy fexe ba li ñuy wax immigration boo xam ni dafa nekk légal réew yi nga xam ne dañoo soxla ay nit ñu discuter ñoom dina wàññi buñ mënta jox ndaw yépp fexeel conditions yu ñu mën a xëyee ca Sénégal dina am ñoo nga xam ni dinañ mën a dem bitim réew man daal loolu laa gis it te gis tamit ñi nga xam ni ñooy jàng Sénégal muy lu am solo aussi parce que bu fekkente ni tey Sénégal Japon doon na ko proposer partenariat bu mel noonu bu Abdoulaye Dione jàpp ni Sénégal mënta joxe ay ingénieur am d'accord naam réew mu ne say ingénieur doo ko joxe mais nag na fekk su boobaa nga am foo leen dugal ndax problème bi mooy macha allah Sénégal am nañ seen i ndaw ndax 70% population bi ay ndaw la ñu soxla liggéey ndax kon état Sénégal wërta gaaw profito former jeunesse boobu tey formation yu dëgër ba fexe ba ndaw la ñu am métier comme que marché bi ci marché mondial moom mi ngi fi demande bi am na ñu fexe gaaw former leen man leen a insérer foofule ndax it pour man bépp sénégalais boo fexe mu am liggéey rek dimbali nga sa réew ndax benn sénégalais boo gis njabootam ci ginnaawam dana yor lu bon genn kër gi lu bon war naa mën a def 15 personnes wala 20 personnes te buy lawee sax mën naa dem ba mën caa dimbali waale impaañ bàjjen mu doon daanaka ñaari kër mbaa ñett boo deful ndànk loolu ko ndewoon nim li ñu am ci ay jeunes dañ leen a war a exploiter ci potentiel bi fi am ndax benn bombe la boo xamante ne bi tout le temps buñ jógut ca terre rek mën na indi gàllankoor bu rëy Ousseynou ma fàttaliwaat ni ubbi nañu téléphone bi yow mbokk mi ñuy seetaan fa nga mën di nekk bu la neexee mën nga participer ci émission bi ndax lépp pour Sénégal la pour ku ci ne indi xalaat bi nga jàpp da nga ko am ci nga jàpp ni xalaat bi boo ko joxee Sénégal war na ko mën jëfandikoo ngir ba fii ba 4 avril 2022 incha allah bu ñu ci àggee duñ toogaat débat ci ay débat wu xëyum ndaw ñi mbaa boog day fekk ñu am ay jéego yu am solo def bilan mën a évaluer. alors en attendant ñu jël kenn ci ligne bi ma dem côté Angleterre ak Cheikh Moussa maa ngi lay nuyu ndaka waa Angleterre. El Hadji Moussa Ndiaye wala ak seegul voilà kon ma delluwaat ci Ousseynou Diagne Cheikh Moussa séen naa ko sàngam mi ngi woon en duplex ak ñun alors Ousseynou en attendant muy jàppandi Cheikh Moussa Ousseynou ñëwaat ci yow un peu par rapport ak fi mu tollu sàngam ca mooy Sénégal am na potentiel bu fi am mais tout le temps xëy na duñu ko war a mën a exploiter ca partenariat mi ngi fi. yaa ngi fàttali ni xëy na defoon nga fi benn jéego boo doxoon seeti bi Abdoulaye Dione mais ana yooyu projet tey est-ce que projet yi mi ngi fii wala béy dafa jaare wéy mbuus wala exactement lu xew pour Sénégal war a mën a bénéficier wu ci li nga xam dañ ko am ca mooy ay ndaw ak it marché mondial bi liñ soxlawoo cee ñu war koo mën a jël alors daañu ñëwaat léegi ci ñoom incha allah ngir man leen a jot ñoom Moussa ak ki nga xam si moo di Ousseynou Diagne ci Angleterre en tout cas mbir mi ngi noonu tey Sénégal fi mu toll la situation bi doy na waar lool ce ni mu doyee waar lu ko indi mooy macha allah ay ndaw la ñu am ce ndaw yi xëy na
dana doon loo xam day xaw a doy waar ngir mën leen a insérer fenn. alors am na benn mbokk moom ma nga may tooñ nee na Modou Mbacké lu tax ngay invité gouvernement bi rek waaw dama koy wax ni ko xam naa moom mooy yem ci émission yi invité gouvernement bi rek waaye diisoo moom diisoo yi ñëpp la te moom bu fekkee yàgg na suivre émission diisoo war na xam ni fii moom ñëpp ñoo fiy ñëw opposition muy pouvoir nappkat bi menuisier bi ak kum ci man di doon fii yaakaar naa moom xam naa moo yem ci émission yi invité rek acteur politique yi xam naa moo tax waaye fii ñëpp la lépp ñëpp la d'ailleurs tey sax dañoo ubbi antenne pour sénégalais yi loolu li muy am bariwul ñu ni tey dañuy jël émission daal di koy jagleel sénégalais yi ku ci ne ndax des fois damay jot ay idée barki démb fii benn mag mu retraité am lépp 100 ans moo jógee ba Grand Mbao ñëw ni ma damay suivre DTV di suivre émission diisoo waaye li ngay wax ci xëyum ndaw ñi dafa aaje ñu waxtaan ci bu baax ndax état bi am na lu mu def mais ndaw yi xëy na am na lu mu war a def loolu moo tax tout le temps dañuy bëgg échange bi di am weccante kàddu gi di am ngir ñu mën a avancer ndax damay fal di wax ni am na ku nu fal koo xam te ni bii moom ma nga ca biram toog waaye la mu xam ak la mu wax ci ay diplôme ba nu fal ko fa am na ay téeméeri sénégalais yoo xam te ne bii ña nga seeni kër toog ëpp ko xam-xam ca loola jëf ko ba ñëw toog ca kooku idéem da ciy baax pour mu génn pour Sénégal war ko mën a jëfandikoo loolu nag c'est très important Sénégal ñu war ko mën a waxtaane ndax damay fal di wax ni am réew bu ko yàlla baaxee muy réew mu am ay ndaw boo demee Europe 60% seen population dañ di ay màgget ñoom kon dañoo toll ci am problème déficit la ñu am ci ay jeunes loolu moo tax nga gis ni yow jeune bi boo demee Europe da ngay mën a am loo jàpp ndax ñoom dañuy soxla woo boobu li nga xam mooy main-d'œuvre bi yow nag Sénégal nga am boobu avantage nga am ay ndaw am espace muy suuf nga am aussi ndox am jant ba pare géographiquement Sénégal fi mu positionné woon position daf koy permettre mën na jóge fu ne yóbbu lu ne fu ne ci àdduna bi maanaam Sénégal pour mu exporter daf koy yomb lu bëri loolu moo tax may fal di wax ni même côté li état bi am ci ay agence yi mel ni kii ñoom docteur Malick Diop nga xam ñoom lañ tuddee ASEPEX ñoom nga xam ñooy promouvoir lépp luy produit yi war a exporter yooyu jàpp naa ni war nañ gën a ubbi buntu yi diaspora bi ak sénégalais yi fii ndax boo demee fii ci pour rek bu mango ñoree la fay yàqu dafay bari lool boo demee côté Thiès noonu boo demee côté Saloum bi gerte ga nga gis chinois ñëw dafi dugg ana kañ la Sénégal di dugg ci mbirum transformation wax naa ko keroog fii tey normalement nga jël ab usine buy mën a transformer boo ko defoon la muy jur ci am koom la muy développé ci réew mi am na projet yu bari yoo xam tey état mi ngi koy teg naam baax na waaye dugaloon jooja alal ci transformation la muy jur ci bénéfice d'ici 10 ans mooy ëpp fuuf la nga investir bëgg mu décanter la benn situation par exemple tey suñu jëlee lu mel ni ki terre naa ko faral di wax terre baax na mais moment bi nañu xool fi ñu toll la preuve li terre di baax moo tax situation bi décanté wul ba tax président Sall dikkaat ak yeneen proposition jëm ci xëyum ndaw ñi est-ce que kon bu nu anticipé woon jël xaalisu terre yu mel ni ki noonu def ko foo xam tey da ngay mën a xeex ak ñàkkum xëyum ndaw ñi ndax xam kon daañu toll fii est-ce que kon doo gën a am Sénégal gën a stable loolu kon day nekk ay idées yoo xam tey loolu mooy wane ni xëyum ndaw ñi ci am réew dafa doon bomb boo xamante ni bii yépp état dañ koy faral di teg ci kanam ngir mën a avancer ci nag bu ñu defee formation ba noppi dañ caa war a boole sécuriser sécurisation bi nga xam tey mënta ñàkk ñu mën koo sécuriser li nga xam si mooy xëyum ndaw ñi ndax nag am réew bu demee ba tey ñu nekk ay consommateur bu dee ci wàllu meew rek meew Sénégal dina jënd ci lu ëpp 60 milliards jëm 70 milliards ci wàllu meew kese kon nga xam Sénégal ku bëgg meew la Sénégal dandi ay naankatu meew lañu mais est-ce que tey li ñu am ci ak jur bu demee ba meew mi di yàqu ca Linguère meew mi di yàqu fu ne ndax waruñu def ay unité de transformation yoo xam ne day tax ba ñu mën a acca loolu mooy mbir mi bu dee mango ji tey
ñooy la ci Europe usines yu mag ya fa nekk di ko transformé mango ji mi ngi yàqu ca Casamance di ñor di yàqu loolu wax nañu ko fu ci ne ana kañ lañ am unité yoo xam ne day doon luy transformé yooyu mango tey gerte mi ngi nii tey Sénégal am na Sonacos ana kañ la ñuy am usine boo xam te ni bi usines yoo xam tey lu Sénégal bay ci gerte waxuma la génn réew mi waaye fii lañu koy defaree transformé ko yóbbu ko bitim réew jaay leen ko xaalis bi nekk benn chaîne boo xam ne nekk benn chaîne de valeur des ci koom-koomu Sénégal waaye li fekk Sénégal bàyyiwul di jël produit brut bi noonu tey di ko jaay bitim réew ñu koy soppi di la ko joxaat loolu dafay doon loo xamante ni bii day daal di tàmbali di metti loolu kon day wanewaat ni Sénégal ba tey nga des na mu xambin alors bu fekkente ni duplex bi dellusiwaat na à la normale diggante Ousseynou Diagne ak nga xam si moo di Moussa Ndiaye ci Angleterre ñu xaar leen en attendant mën a ànd ak ñoom ci waxtaan bi waaye itam ñu ànd aussi ak askanu Sénégal ci xalaat yi nga xam ne ñu ngi koy faral di am ndax daal nee naa leen réew mu am juróom-benn fukki atu yàlla ci indépendance naam nag 61 ans ci indépendance ci am réew du dara comme xale boo xam yaa ngi soog a judd la ci réew waaye ci nit kawe na mais li ci nit du ci réew kon moment bi war nañoo tàmbalee xalaat ni kat ñun sunum réew en 1960 ana yan réew la Sénégal tolloon niveau ana yan réew la Sénégal bokkaloon taxaw ci même point de départ bi ñu def sunu évaluation xool lan moo tax yooyu réew raw Sénégal ñu jël réew yoo xam ci Europe nga jël leen ci Asie nga jël leen sax ci nga xam mooy la sous-région muy Afrique de l'Ouest naam bu ñu rawut ci wàllum économie tamit dañ ñoo raw ci mbirum li naan autosuffisance maanaam sa denrée yi ngay war a consommer li ngay dundee réew yu baree bari tey dañuy bay di ko dundee dañoo dépassé fii Sénégal tollu tey loolu nag duñu wax ni suñuy autorité waaye ñu ñëpp Sénégal gi yëpp ñoo ci am responsabilité. pourquoi mooy tey am na ay kër yoo xam tey soxna sama moo fay nekk soxna si dafay nekk boo ko bëggee toggaloo ceebu waalo ceeb bi ñu bayee waalo gii psychologiquement loolu dañu ajal liggéey bu ñu ci war a def bu rëy a rëy fexe ba sénégalais bi di bàyyi xel ci li ñuy bayee ci réew mi loolu lépp dafay am solo ba nga xam tey buñ ko waree mën a waxtaane ñu mën ko waxtaane alors sama oreille bi dafa mel ni dégguma leen la régie lan moo waral loolu bu ko defee ñu mën a xaar tuuti en attendant ngir gën a mën a ànd ak askan wi ci wàllu guddi mel alors ngeen baal ma situation oblige il faut ma xool téléphone bi am tuuti lu ma réglé en attendant gis ngeen ko voilà mais jotuma dara fii la régie am na lu ngeen ma fi envoyé mais gisuma ko voilà du ñàkk xëy na peut-être intervenant la xëy na wala dara bu fekkee téléphone bi dafa am ku nekk en ligne ñu jël ko directement bu fekkente ni Ousseynou Diagne ñëw na it ñu ànd ak moom wala Moussa Ndiaye ci Angleterre en attendant loolu lépp di sotti ma continuer fi ma nekkoon mooy Sénégal lu ñu bokk la Sénégal ñun ñëpp ñoo ci am wàll lu tax ma koy wax mooy xam nga tey toog na DTV toog na jël temps wu lëmm di waxtaanee Sénégal acca ca noonu lay amee ci médias yu bari ci biir réew mi day wane waat ne kon Sénégal moo ñu ñor léegi nag mu des ku ci ne bay ci sa waar tey gis ngeen maa ngi koy wax yoonu Cilmaxa ak Pekes jàpp Ngaay jàpp Ñaaxeen na mu sonne bind naa ko sama page Facebook jot naa ci ay écho yu baree bari jot naa it message monsieur le maire de la commune de Niakhène monsieur Silla Moustapha ma ngi may won ni bind na ba tàyyi bind na depuis 2019 ñi nga xam ñoo di Ageroute bind na kilifa gi nga xam tey mooy yàlloo sàlloo yooyu projet ngir mën a bàyyi xel bu baax yoon woowule kon ñu koy wax gàcce ngalaama ndax loolu mooy rôlu maire donte du say compétence dëgg wala sax sa compétence la xëy na ci nga defar yoon déedéet sa compétence mais sa compétence la ci nga wax alerté ba kilifa yi yëg ndax ab gox ci nga nekk ca du moom dongu xam ngeen ni Ngaay aussi là y a le maire Maguette Wade du ñaax def na loolu boo demee Pekes aussi def na loolu peut-être loolu ko day wanewaat ni
Sénégal li ñu war a defar bari na ndax bépp yoon boo gis dafay am zone bu fay jaar nga xam ñooy tax ba lépp war a mën a jaar ci yoon loolu bu fekkee nag am na da ciy tax ñu war a wax ni ku ci ne muy waa Ageroute muy état Sénégal nañu bàyyi xel Dakar du Sénégal dong Dakar du Sénégal dong c'est vrai dama koy faral di wax man ni li tax Dakar xat mooy tey demal Baba garage ñu ngi jàmbat aw yoonu Kéré Mbay jot naa message aussi ñu ni ma waxal ci yoonu Kéré Mbay sàng Abdoulaye Wadianga mi ngi naa ma waxal ci Médina Yoro Fula maanaam kon Sénégal fi metti mooy bëri c'est vrai fi metti bëri na waaye nag li ñu am ci sunu koom-koom muy ball nanu fexe ba di ko delloo ci askanu Sénégal ndax suñu waxee ni Sénégal am na or am na zircon am na pétrole bi waaj a génn ni xëy gaz yàgg na fee génn gaz yàgg naa génn ci réew mi depuis 1996 mooy li xew fii nga xam si mooy ci Ngajaga foofu ay teeni gaz yu bëri moo fa nekk gis ngeen lakk dafa am fan yëpp metti na yàgg na lool ca bari na loolu kon day wanewaat ni dëgg-dëgg ngalawaay Sénégal nañuy bàyyi xel bu baax sunu ay autorité nañuy bàyyi xel bu baax li nga xam tey mooy li xew ngir ñu mën a dimbali askan wi parce que dañ koy fal di wax ñu ko tey bu ñu jëlee lu mel ni ki waa ITIE dañ lay wax ni la am nañ bénéfice su 200 et quelques milliards ci bénéfice ci ay recettes yoo xam tey ñi ngi ko récolté ci li ñuy exploité ci mine ci Sénégal mais borom xam-xam yëpp ñoom dafa tuuti borom xam-xam yëpp nee ñu Sénégal li fiy génn ci alal dafa bari goo xamante ni bii li ci état bi jot muy trésor dafa néew lool ci loolu nag nekkul lu gën kon dafa jot kilifa yi dénk wàllu gu ni mel ñu taxaw ci wàllu googule saytu ko bu baax a baax ba ñey mbelli or bi nga jël ICS nga jël phosphate yi nga jël Ngajaga gaz bi tey dañoo waroon ni yow mi exploité sunu gaz bi kat am na loo xam ne dafa laa war ci alal ju bari yoo xam ne ko war a bàyyi ci réew mi parce que ñu ngi fay génne ay milliards ca ba noppi Sénégal di gën a ndóol amuñu sax école yu baax loolu kon day wane ni nga des na xambin te nag gis nga fi adduna bi toll tey dafa di tolluwaay boo xamante ni bi réew mu ci ne war ngaa doxee fulla war ngaa ubbeeku nag ndax li naan mondialisation waaye bul topp mondialisation bu fàtte sa bopp da ngay war a fexe am équilibre ndax bépp sénégalais bu ne ci beneen réew yi fa liggéey say taxe moom da nga ko fay ci moom réew na mu waree du la ci baal dara kon Sénégal c'est vrai que nañu ubbeeku ndax am nañ jàmm am nañ dal gi waaye bépp entreprise bu jógee bi réew ñëw Sénégal nan na fexe ba la ngay am cim koom nan la teg ay daan yoo xamante ni pas ay daan mais ay conditions yoo xamante ni bii dafay mën a favorable pour Sénégal ndax fu bari ci Afrique rek mënoo faa def lu la neex mbeli lu la neex ci gànja dem yóbbu non loolu c'est révolu jeex na dëkk yu baree bari jóge nañ foofu. léegi nag ci loolu dafa aaje sunu gouvernement yi bàyyi xel bu baax ci wàllu gu mel noonu la ndax bu Sénégal dee am gaz ci fan koy mbellee nga gis ay dëkkuwaay amuñu sax fu ñu jànge amuñu ay yoon amuñu ay école amuñu béréb fajukaay nga xam ni kon attention kuy génne gaz depuis 1996 ak léegi dëkk ba mel ne mais ça c'est pas normal loolu kon état daf ci war a bàyyi xel bu baax nga dem côté Kédougou ñu ngi fay génne or mais tey population bu Kédougou bi foofu tamit sonn nañu lool kon li am solo mooy nañ fexe ba liy génn ci réew mi nan fexe ba ñu koy mbelli na fan koy jëlee fan koy génnee di fa mbelli na ñuy sentir ni fii seen dëkk am na koom-koom gi te loolu boo jëlee li nga xam mooy référendum bu 20 mars 2016 loolu la ci président Macky Sall dugaloon ndax ñu ngi koy jëfee nuruwu ko ndax loolu barki démb rek li am nga jege moom moo ko weddi loolu kon day wane ni Sénégal fi mu toll tey ñun suñu ay gouvernants dañoo am cër bu rëy a rëy ci nag soppi doxalin soppi gi nag tekku nekkul soppi ko ci ay yenn projets yu mag yi mais acte la yooyu posé à long terme
Sénégal da koy sentir bu baax a baax ci ni am na changement bu am loolu nag il faut ñu dem ba war cee maanaam soppi doxalin googu tey ngir ñëpp mën a yëg li nga xam si mooy nekkin ci réew bi ndax nag bu demee ba àdduna toll fii tey ci wàllum crise économique crise mondiale sanitaire kon nga xam ni réew mu ci ne war nga def kem kattan ba war a mën a préserver li nga am te nag naa ko wax xam naa fa laay jeexalee ndax il paraît que am nañ benn problème technique par rapport ak la régie ak ñi sama invité waroon nekk en duplex booba léegi maa ngi taxaw joxe sama xalaat rek di analyser situation ci lii mënta wéy il faut ma dalal tuuti pour wax leen nii fi may jeexale mooy am réew ci boppam yow miy gouverner da nga war a prévoir jóg ca teel c'est vrai tabax ab château baax na ni ma koy fal di waxee ki am néegu ñax boo ko tegalee écran plat da nga koy sonal fexeel wutal ko dëkk waaye bu dëgër ba noppi mu doog faa teg dara ca biir mën a am sécurité kon lu baree bari fii Sénégal ñu ngi ko fii def baax na lool waaye nañu xool ana fan mooy farata ci ñu gën a investir ci wàllum ndaw ñi nañu investir ci industrie na état bi investir ci transformation na état bi investir ci formation bu xarañ ndax booy seet fii la président war taxawoon ni échec naa ci mbirum xëyum ndaw ñi ci loolu président Macky Sall tam taxaw na barki dem waxaat ko fii ndax nam waxee ni dégg naa yéen ndaw ñi seen déy mooy que ni am na lajj gu am naam mi ngi defar jeexalagul mais googu lajj nag bëgguñu toogaat fii ba 2024 kii campagne war a doon candidat wala ñu war a nekk ay candidat jàkkaarloo président Macky Sall di campagne xëyum ndaw ñi moo tax dama naan Sénégal nag jot na ñi jiite bàyyi xel te tam ki ne ci opposition tamit attention de moment bii ci Afrique yëpp la dafa favorable pour opposant ndax situation bi àdduna toll la waaye nag lu mu favorable ci opposant bi ndax situation bi àdduna bi toll la du teer war nga bàyyi xel ni ngay demee ci en tant que opposant ndax it ni ma koy fal di waxee président Wade xam na ni ay ndaw ñoo ko fal en 2000 waaye ndaw yi ñoo ko folli en 2012 président Macky Sall mii ay ndaw ñoo ko fal en 2012 waaye xam ngeen ni barki démbit ay ndaw ñoo génn yëngal nguuram ba mu def message à la nation d'urgence kon yow ne ci opposition bi na nga bàyyi xel ni discours boo fi mën tenir ëllëg daf lay topp façon opposition boo fi teg daf lay topp ëllëg ca nag ñu ñëpp ñu am intérêt pour préserver li nga xam mooy la ñu bokk muy Sénégal. alors tey def naa émission bi man kese daanaka ginnaaw baa gërëmee Ousseynou Diagne ak Moussa Ndiaye ci Angleterre dama yem fi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision DTV delluwaat di gërëmaat ñi ànd ak DTV depuis 6 ans yi yëpp du lu ndaw lu metti la ndax nag metti woon na au début ba ñu doog a def fii suñu journal bu njëkk metti woon na lool ba ñu doog a def fii suñu ay émissions yu njëkk metti woon na lool ndax fii la nekkoon jamono booba daan def ay journal di enregistré daan def ay émissions enregistré dara dawul jàll booba ñuy enregistré dawul jàll booba tey toll nañ ci ñu ngi def ay live en direct ba ñëpp di ko seetaan ba ñëpp di liggéey ñuy seetaan waaye nag moo tax noonu la li Olof Njaay di wax naan xëcc ba daggul dana dikk xëy na àggagunu fan bëgg a àgg liggéey bi def na lu baree bari waaye nag yéen askan wi nga xam yéen ñu wóolu ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm ci wàllu guni mel di leen ci delluwaat leen dokkeel di leen jox rendez-vous incha allah ajuma ci beneen émission diisoo ak invité incha allah waxtaanee tolluwaayu réew mi ak la ci aju gërëm bu baax la diaspora sénégalaise ñi nga xam tey noonu bàyyi xel gërëm Ousseynou Diagne dafa am rupture ci link bi moom ak Moussa Ndiaye ci Angleterre di leen sant leen gërëm bu baax a baax ñaan ñëpp jàmm programme DTV dafay wéyee ji sant ñëpp gërëm ñëpp illa liqa